di may seen revue de presse. ñaan ci El Hadji Ahmed Aidara. bismillah Sénégal njaay day tubaab bee ko moom de tubaab bee di kii ko moom tribune yéene kaa ne beneen musiba mbaa ku ma daal dinay am lii nag ëpp na le scandale de trop dama ne la yeesalaat nag signature yi nga xam ne moom lañ defoon ci wàllu napp gi la ak union européenne waaw jàpp leen ne nappkat yi day da nga jël géej ga nag di dee parce que jël ci boppam kon moo amatul ci mim réew tubaab yi jël nañ leen dama ne la Macky Sall ci boppam daal dinay jox nag am ndigal day tubaab ya waaw ngir ñu napp lu tolloo juróom fukki junni ci ay tonnes allahu akbar 50 000 tonnes laa la wax ci wàllum jën dama ne la juróomi atu yàlla yoo xam ne day suñu alal ci biir géej gi la jébal nañ ko tubaab ya la ilaha illallah waaye ministre Alioune Ndoye pêche waaw daal dina koy weer ba tëdd jot su day nee na ay signature yu bees amu fi laa la wax évidence le kaa ne président Macky Sall day waaw dekalaat na mbuumu njaam gi de suñu géej gi mu jël ni la caxat-caxatee ko joxatu ko tubaab yi la dama ne la Macky Sall dekalaat na mbuumu njaam gi esclavage waaw Dakar Times dama ne la gis nga nguur gu Sénégal gi la ak union européenne waaw coow li bari na werante gi bari na jaxoo gi bari na jaxase xel mi bari na ci lu jëm nag ci wàllum signature yooyu diggante Sénégal ak union européenne waaw waaye gis nga jamono jooje nga xam ne nag maanaam ñi ngi signé di jox kon suñu géej gi la tubaab ya xale yaa ngay jël géej gi la di dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun libération yi ne kaa ne tey rek laa leen di limal gone yi nga xam ne kon maanaam géej gi rey na leen parce que nag gis nga bar Sadio ak bal sax ji lee door bi nga xam ne ne daal dina koy commencé waa tey ñu ngay tuumal nag nguur gi xaw ma dëgg la ak du dëgg ne am liggéey ci boppam kon moo amul ci réew mi tax ba xale yi di jël géej gi lee waaye yow nguur gi lan la man ci benn waajoo xam ne jël na lu tollu 250 000 daal di koy jébal kon benn borom gaal ne ko jëlal sama doom ji lee di duudu toll ci fukki at ak ñeent laa lay wax ni yóbbul ma ko ca Espagne gi lee loolu lan la ci état man waaye bàyyi Doudou Faye moomee ba ko enquêteurs yi laajee waaw nee na Doudou day damaa bëggoon rek mu tekki dem fu gën a baax waaye ñi dee ci géej gi bari na parce que Moussa Kat mi ne géej gi lekk na ko Ibrahima Sène géej gi lekk na ko Baye Lamine Diakhaté géej gi lekk na ko Ali Gueye géej gi lekk na ko Mortala Ka géej gi lekk na ko Alhaji Ndiouga Sarr géej gi lekk na ko Abdoulaye Sarr géej gi lekk na ko Modou Wade mi ne géej gi lekk na ko Abdoulaye Thiam géej gi lekk na ko Laxate géej gi lekk na ko Ibrahima Ñing géej gi lekk na ko te gis nga kuréel gi ñu dénk lépp lu jëm nag ci wàllu màngaan googee ci àdduna bi waaw ba gaal galakee day dane lu tolloo téeméer ak ñeen fukk ci ay doomu aadama ñoo dee gouvernement wu Sénégal bi kon daal di koy weddi waaw yéeni kaa gi ne juróom fukki nit ak benn day ñoo ca rëcc allahu akbar réew mi ko tijee ne wàllum immigration clandestine googee waaw waaye union européenne day moodu yi nga xam ni kon amuñu kayit yëpp danañ leen indiwaat réew mi la ilaha illallah dama ne la fanweer ak juróom-ñeent ci ay milliards la ñu signeel kon Sénégal gi la ak Côte d'Ivoire xaalis ba dee kenn du ko gis sa jamono jooje foog soobi li nee na Macky Sall daal ma nga doon tontu nag ñi nga xam ne dañoo bañ islam nekk sa France ke ndaxte kon Marème Faye day tontu na Emmanuel Macron Macky Sall nee na il faut ñu nangu loo xam ne ñun bokkuñu ko pour mën a wax ak yeneen askan yoo xam ne bokkoo leen parce que nag nekkul ne rek daar danañu bokk jikko wala yar mën ñoo bokk ay valeur ngi ñëpp waaye teewul nag mën nañoo dund suñu biir laast Macky Sall day jàngal na adduna Macron démb de leesi ko yéene kaay de ca forum de la paix ba ca Paris la de waaw président Macky Sall nag ñi nga xam ne dañ ne ay julit lañ te di ko safal ba mu saf sa Macky dal na seen kaw démb de parce que président bu Sénégal day nee na xam nga fekk ay nit ci juma wala ci église daal di fay teg abam bu ngir ray leen loolee moom mënuñu ko wooye islam sur saane Macky Sall daal boo bëggee dégg dëgg waaw ñaari côté yëpp la waxal ñëpp lay yedde ñaari côté yëpp Macky coupe la poire en deux loolu dëgg le quotidien yéene kaay ne ab rapport de ci njariñ la autoroute à péage bi leen di génnee ci xaalis waaw waa Eiffage ndekete dañuy dóor marto depuis la njaa nguuru Sénégal gi lée parce que ñi nga xam ne ñoom ñoo def rapport boobee waaw dañuy tuumaal kon Eiffage day compagnie tubaab yi ne dañuy yokk seen charge day ngir bénéfice ci nguuru Sénégal gi wàññeeku dégg nga loolu de doy waar critique yéene kaay ne la doy waar kay waaw loo ëpp juróomi téeméer ci ay milliards yi nga xam ne nag moom lañ def ci wàllum inondation yi lée commission d'enquête ci assemblée nationale dama ne la député suul lañ ko yàgg na député yi nga xam ne ñoom la Moustapha Niasse yónni woon day wër nañ dëkk bi yëpp nekkete daanaka xaalis boobee Ndakaaru njaay jël jóoba lekk lépp mar day daale farata yëpp nag laa la wax matériel yañ teg jënd ak lépp waaye du xibaar amul kenn koo xam ni kon jam nañ la baaraamu tuuma de ci musiba mbaa ba ku may nga xam ne moo am ci inondation yi ak nit ñi ci dee dama ne la gis nga commission d'information boobee waaw ñoom daal dañ leen a tàccu te plénière boobu fa sénégalais yi yaakaar dara liggéey boobu daal ci ay mel-mel yi doongu lay mujjee te Macky Sall dana jot rapport ba 344 pages problème la de problème ba kay lii quotidien nee na mooy ubbi l'école ren gi la 2020-2021 waaw problème kese la tee mooy yéene kaay ne benn problème a ngi nii la de diggante école privée yi ak waajuru ndongo yi parents d'élèves yi kay seen front baa ngay tas mar di tas sur ça ne mais yow gars yi waxtaanoon nañ sax boo juboo le 22 octobre ba la ñu génn maa la ko parce que nag ñi njaboote kon élèves yi parents d'élèves yi waaw d'accord woon nañ ne danañu fay kon ñetti weer yi la
waaye dañ leen koy defar moratoire box boobu li ne Mamadou Talla ministre éducation nationale day nee na waxtaan doo nga koy faje waxtaan ba juboo daal di dialogue waxtaan ba juboo day daanaka amul ci ëtt politique bi de laaste waaye gis nga ëtt politique boobee waaw dana amaat yeneen ndànk de reconfiguration ci boppam mooy amaat ci classe politique bi laa la wax les ko yéene kaa de en tout cas Ousmane Sonko de daal dina cay dal de waaw parce que délégué général à la statistique et à l'analyse des données du parti Rewmi ci boppam Mohamed Cissé bàyyi na Idrissa Seck mën ca Ousmane Sonko waa ji banquier la ca borom xam-xam la tamit ca évidence yéene kaa de Abdoulaye Khouma day affaire Kaolack waaw nee na ngir njariñu réew mi la Idrissa Seck day daal dina yeyool nag respect Idrissa Seck dañ ko war a respecté de waaye tamit encouragement daal di koy jaajëfal bu baax a baax Abdoulaye Khouma ne waaw Direct News ne xanaa xamoo leen ne président Macky Sall mi la pareegul de wàllum négociation yi ci suuf ak yooyee yenn ci ay leaders yi nekk ci opposition ba day ña nga ca de dañuy làqatu rek parce que Mamadou Diop Decroix ci boppam Macky Sall moo ko yónni mar day taal ngir mu dajale li des kon ci opposition bi la ci wetu maître Abdoulaye Wade waaw ngir néewal doole Ousmane Sonko loolu mënta nekk maa la wax lii yéene kaay Pape Diogaye Faye bi ne dama ne Mamadou Diop Decroix apion la ci taxawaayu Macky Sall bu bees bi lé Alaaji Malick Gakou moom ci xat-xat la ne jafe-jafe dana dugal ak yenn ci ay kilifa rawatina ay ndawam ne ko doo dugg ndax ñun waa grand parti kon ci opposition bi la ñuy ne Malick Gakou moom ci jafe-jafe boobu la ne Abdoulaye Wade njiital opposition bi parce que président Macky Sall de lenn rek la bëgg néewal doole Ousmane Sonko mi nga xam ne moo ko teree nelaw moo ko waa këram waaw dana xoolal dootul yàgg de am na ay membre fondateur ñoo xam ne kon ñoom ñoo defar Pastef kooke ak ñeneen ñoo xam ne ay jege ñaale Ousmane Sonko lanu ña ngay waaja dem APR de maar day taali maa la ko waaye yow boo xoolee li xew barki dee boo njaay ci coalition jot na ak ñoom Boubacar Camara kay nga xam ne xaayaar ku dégg séeréer waaye na xoolal ak loo leen dégg séeréer pétrole fa ne moom banu mbeecin de pétrole bi laa ne bu leen ko fàtte parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fi tere rek ma ne la alaaji tëjal tey jii la ñuy def bis bu ñuul kukk ci Sénégal ndax ñi faatu ci géej gi ndaw yi nekk ci réseaux sociaux yi seen ko def dëjub bisub dëj ak njaal jagleel ko ñi nga xam ne ñoo faatu doon ay immigré te faatu ci géej gi ñu nga xamante ne bi ñu bëri ci ñoom xamuñu leen am nañu kenn gisul ba léegi ñu jagleel leen ay ñaan ngir kat jëmmal métit ak tiis bi Sénégal di jànkuwanteel te autorités yi mel ni yëf yi fulaalu leen ndax waxuñu ci ba léegi fàttaliku leen ni Sénégal am na lu toll ci juróom-ñaari téeméeri kilomètres ci wàllu ndox yaatuwaay te itam bokk na ci dëkk yi nga xam ne ci àdduna bi ñu ëpp ressource ci wàllu jën waaye tey mooy dëkk bi gën a ñàkk jën ana kon lan moo ko sabab ba nappkat yi lu ñu yàgg-yàgg ci géej gi ak lu ñu sori lu ñu xóot mënuñoo indi tus ci jën yaboy bi gënoon a yomb gën a cher kon day laaj ñu samp ay question du dara nag lu dul suñu ñi jiite réew mi ñoo jaay suñu géej gi ay bato yu mag ñu ñëw ngacc suñu géej gi ba tus desetu ci wàllu jën en tout cas loolu mooy kat di seede nappkat yi nga xam ne pratique géej gi Fatou Mbaye Diop. ginnaaw benn fan nekk ci géej gi ak tamit lu ëpp 40 kilomètres yu ñu daal di daw ci géej gi ñoom ñi leen di nappkat yi daal di teer coono gi ñu koy gis seen kanam waaye tamit bëgg liggéey ñu koy gis seen i bët waaye nag lu metti lool mooy bu ñu ñibbisee rek lu ñuy indaale du bari. ñeenti góor dem géej ñi jàppale xam nga ni jaaduwul bato au moins warul weesu 60 kilomètres 80 kilomètres 5 kilomètres 15 kilomètres kay fi ka di xëccoo yow. daw na presque plus de 60 kilomètres. jën wu nganda wu toll nii jafe naa gis. dund nii ñu ni rombee di gis jën yi tëmb yii dañu waroon màgg ñuy def ko mais saxaar gi bu tànnee jël yi mu soxla yi def mu këpp géej. jigéenu mareyeur yi tamit di daal di yëg bu baax ñàkkum jën gi ci géej gi. loolu lay méttee si ñun ñuy jaay ñun géej gi moom la ñu yaakaar dépense boo dépense doo ko am. ba tax na ñuy laaj ci njiitub réew mi li bëgg ba tey bàyyi nu sunu wàll ñu mën a liggéey. même bu fekkee ne jafe-jafe yi métti na ñenn ci ñoom di ko jànkonteel mu gënal leen dem ci immigration irrégulière waaye nag ab ndimbal dina ci am solo loolu. Fatou Mbaye Diop en tout cas licence de pêche moom kenn ñimitu ko mim ci Sénégal ndax ab communiqué ngi nii boo xam ni Union européenne ak gouvernement bu Sénégal ñu ko fësal ci accord de pêche boo xam ne am na ci seen diggante. lañ ci def nag mooy ñu ni dañoo bëgg a participer ci li ñuy wax meilleure gouvernance ci géej gi lu may loolee protéger itam li nga xam mooy secteur napp bi ak emploi bi sukkandiku ci loolee ngir mën a assurer quota boo xam ne dina amal njëriñ Sénégal wante bato yi bàyyi ko bitim réew mën ci gis seen bopp itam ci gagnant-gagnant bi dox ci seen diggante ñu wax itam ci wàllu quantité bi nga xam ne moom la ñuy napp nga xam ni dafay wàcc léegi ci 10 000 tonnes wuuteeg 14 000 tonnes yi nga xam ni moom la ñu daan napp am na itam 1750 tonnes yoo xamante ni bii xëy na merlu noir la au lieu de 2000 tonnes yi nga xam ni kon daan nañu ko napp
xëy na loolee kon di jëmmal kon exploitation bu doy waar bi ñuy def ci géej gi. ba tey ñu wax itam ci ministre bi lu jëm ci wàllu environnement Abdou Karim Sall daal dina lancé démb ci alxames ji fukki fan ak ñaar ci weer bi ñu nekk programme bi nga xam ni mooy fexe xeex li nga xam ni moo di daay yi nara am fii ci réewu Sénégal loole nee nañu dañoo bëgg anticiper balaa ñu yegg ci jamono joojale ndax éviter ba àll bi ak ñax mi du yàqu ndax duñu am jafe-jafe wàllu aliment de bétail maanaam fu ñu sàmmee ci diwaanu Fatick ren jii de boo sàgganee mën nañoo am jafe-jafe ndax dañoo am déficit muy dañoo manqué lu toll ci téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-benn 166 professeurs loolee nag mooy li tax nag que jiite gox ba di gouverneur ba conscience am bàyyi xel ci loolee bu baax a baax daal di rek taxaw ci ñu mën sottal tabaxuk lycée ba wante saytu itam doxalin wa te xëy na tàllal loxo kilifa yi ngir jàngalekat yu doy ñu fekk fa Alioune Badara Sonko. saa yu école ubbee dañuy nemmeeku ni élèves yi dañuy gën di yokku fii ci commune bu Fatick ba tax na adjoint au gouverneur bi jàpp ni jamono ji dafa jot ñu tabax ab ñaareelu lycée fii ci diwaanu Fatick El Hadj Malick Sémou Diouf lay wuyoo. donc nous en avons parlé d'ailleurs. waaw mbir la mi nga xamante ne ñun ñëpp seetlu nañ ko fii ci diwaanu Fatick élèves yi dañuy gën a yokku ba tax na ci mbir moomu ubbi nañ ci ay waxtaan yaatu ku nekk joxe ci xalaatam ngir xool naka lañ mën a tabaxee ab ñaareelu lycée fii ci diwaanu Fatick. également d'un nouveau lycée. ngir dëggal kàddu yi nga xamante ne moom la gouverneur yëkkati inspecteur d'académie jàpp ni jamono ji sax buñ koy natt 166 jàngalekat ñoo manqué ci région bu Fatick. waaw déficit enseignant bi moom Fatick lu toll ci 166 enseignants ñoo manqué ñoom nag boo leen di xayma ñoo ngi soxal matières yi nga xamante ne mooy mathématique EPS philosophie ak maths SVT. adjoint gouverneur bu région de Fatick ci ubbite l'école bi dafa jiite woon ak délégation bi nga xamante ne daf ci àndaloon ak autorité académique yi ak municipal ngir jamono ji école gannaaw ba mu ubbee naka la mbiri tëree waaye liñ ci mën a jàpp mooy am nañ satisfaction ci ni école bi tàmbalee. Alioune Badara Sonko mu Fatick pour Zik FM. Alioune Badara Sonko maa ngi lay jaajëfal. Dagga Xolpa dëkk la yu nekk ca commune bu Diass ñu fa dëkk nag dañoo gis ni dara bougé wul commune ba ñëwul ak ñoom ci wàllu dialogue ca seen lañu moom ak seen ŋàbbi na seen gestion daanaka amuñu condition de vie bu baax loolu lépp nag sàmmantewul benn yoon ak li leen maire bu digoon mooy li tax ñu taxawal benn groupe benn mouvement bu tudd solution ngir kat seen soxlay bopp ñu taxaw ci fajal ko seen bopp Yibi Ciss mooy président association ba nañ ko déglu. Abdoulaye Sow ministre de l'urbanisme première visite am na ñëw def ko fii ci Daga Xolpa nga tabax ba pare valeur de 10 millions état bi ñëw tey mu ne dañuy toj kër gi maye fa terrain boo xam ne mu ngi jar 500 000 xoolal bâtiment yi xale yi liggéey est-ce que ñoom gënuñu nekk citoyen ñi ñuy may terrain yooyu munoo ñëw nga may ko ñii nga xamante ne ñoo dëkk Xolpa Daga commune Diass dafa manqué ndox am na dëkk yu bëri yoo xam ne amuñu ndox amuñu accès à l'eau na ñëw Diass mu fexe gox yi nga xamante ne amuñu jox ñu def fa ndox def fa électricité jeunes yi aussi ñu dimbali leen ñu liggéey yaa ngi 43 kilomètres de Dakar dañu bëgg a même bu dee état bi daf ñuy jox 20 kilomètres de route goudronnée mu ñëw defal ñu ko. na leen ci wàllu xibaar ñu wax ci wàllu sibiru ak jéego yi nga xam ne kilifa yi kay xeex def nañu ko fële ci diwaanu Kolda am nañu benn comité régional développement bu ñu jagleel boobu la question muy wàllu xeex sibiru waaye dañu ko gënoon a orienté ci tout tànk yeeg jigéen ñi wàllu lor def nañ ci ay jéego yu am solo nag yuy jëmmal ni sibiru dellu na gannaaw bu baax Ibrahima Diallo. Sédhiou dalal na benn comité régional de développement fu ñu waxtaanee nu ñuy génnee région bu Sédhiou ci wàllum chimioprévention paludisme saisonnier di xeex lii di sibiru kii di Modou Gueye nekk adjoint au gouverneur mi yor mbirum administration moo ci addu. le plan bu CPS bi mi ngi jeex mais fii au niveau de Sédhiou boo xool on a mis en place un plan de mitigation quoi qu'on puisse dire paludisme ba léegi jeexagu fi malgré que plan bi mi ngi dem mais ba léegi faire bi réalité la fi donc on a essayé de voir un autre modèle un autre format pour que loolu mu nekk une continuité. dama d'abord invité les collectivités territoriales ñu gën a participer ci xeex bi wax MCR mu xool ak les acteurs de la santé am na zones yoo xam si ba léegi ay zones rouges vertes ñu xool zones yooyu ñu leen def à ce que ñoom ñu nekk ay zones yu vertes également invité leen yéen la presse les autres acteurs pour que ngeen porter d'abord message bi gën a sensibiliser communauté bi. bu ñuy amal CRD bile waxtaanee nañu tam benn projet bu ñuy duppee njaatige bi nga xamante ni kuréel bile du UNFPA moo ko financé si mbirum amélioration wér-gu-yaram jigéen yu wonnu lor nekk na tam benn doxalin bu bees bi nga xamante ni dañ ko waxtaanee woon doxalin bu waral ba lii di ndeete ci wàllu yaay ak doom nekk lu wàññeeku bu baax a baax ci région bu Sédhiou Ibrahima Diallo Zik FM.
maa ngi lay jaajëfal Ibrahima Diallo yéen a ngi ànd ak xibaar suba gi ci kàllaame ko ci Barma fukki simili ak ñett moo toftalu ci juróom-ñetti waxtu. Actu Sport. tàggat yaram dañu ci ànd ak Baye Mante Mboup asalaamaaleykum Baye. aleykum salaam El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. éliminatoire CAN 2022 am na fukki gaynde ak ñaar yoo xam ni nu leen dal. waaw ñoom nag gannaaw match Sénégal bi nga xam ne nag am na ndam nekk ci mercredi bi ñu génn foofu ci stade Lat Dior bu Thiès tax na nag ba ñoom ñi li nga xam ne ñoo nekkoon remplaçant yi ñoom ñoo am nag démb ab séance d'entraînement boo xam ne ci diiru ko ñaari waxtu la ñoo jàpp ne nag ni ki tey bu 17h30 jotee c'est la nag groupe bi yëpp fas yéene nag amal seen séance d'entraînement waaye nag Sénégal war a laale ni ki dimanche si digganteem ak ñi di waa Guinée Bissau foofu ca Bissau Sénégal nag bu ci amee ndam rek mën na nag tax mu qualifié ci CAN 2022 bu ñu fas yéene amal foofu ca Cameroun mu nekk jogante bu nag am solo bu leen di xaar foofu ca Guinée Bissau ci gis-gisu kii di Kalidou Koulibaly bi nga xam ne mooy capitaine équipe nationale bu Sénégal ñu teewlu ay kàddoom. Ça va être un match aussi difficile là-bas. Ils auront à cœur de bien faire. xam nañu ne match bu métti moo ñuy xaar foofu ca Guinée Bissau gannaaw ñoom ba ñu ñàkkee fii ci Sénégal te dafay jafe nga joué équipe bi ñaari yoon ci diggante ñetti fan rek moo tax dinañ def suñu kéem kàttan nag ngir pare tactiquement teg ab plan de jeu boo xam ne dinañu permettre ñu mën a nag am ndam ci kaw Guinée Bissau 3 points yi dinañu permettre ñu mën a qualifier ci Coupe d'Afrique bi balaa nag ñu jeexal éliminatoire yi xam nañu ne nag ñoom dinañ jëf seen kéem kattan ngir jëm ñu pressé waaye ñun ñoo war a mën a ànd ak dal ngir xool nu ñuy def rek ba am ndam ci seen kaw. Sera aussi dangereux chez eux. éliminatoire yoo xam ne nag jongante yi de ci suufu tàngaay lañ koy defee. waaw ci suufu tàngaay lañ koy amee ndax soo xoolee sax Sénégal li ni mel indiwoon nag ak gàllankoor ci jeu bu ñu xam ne ñu bëri nag amoon nañ ci ay jiixi jaaxa ndaxte soo xoolee keroog Sénégal balaa sax muy dugal ñii di waa Guinée Bissau amoon na ci ay jafe-jafe ndax tàngoor gi di gis-gisu ba tey kii di Kalidou Koulibaly mu jàpp ne nag li ni mel xëy na nag fédération yi nga xam ne bokk nañ ci CAF ñoom dinañ ci amal waxtaan ak lii di confédération bi ngir ñu xool yan programmation la ñuy def nag ci jamono ji nga xam ne jamonoy tàngoor la ñu teewlu ko ba tey. C'est un peu difficile de jouer à 16h parce que on le voit comme chez nous il fait super chaud. jafe na ñuy jouer match yi 16h ndaxte waxtu wi tàng na loolu teg si jamono ji nag dañoo bëri ay match yoo xam ne dafa teglantoo kon ñu amal match yi ci heure boobu noonu dina indi ay jafe-jafe ci jeu bi fédération membre yi ñoom dinañ ci waxtaan ak kuréel gii di CAF ngir ñu xool ban taxawaay la ñuy am ci programmation match yi am na si yenn réew yoo xam ne mën nañ football 16h mais réew yu mel ni Sénégal day jafe nga football ci heure bu mel nii ndax jamono ñu toll nii dafa tàng te bal bi dafa war a daw bu baax a baax ñun daal dinañ def suñu kéem kattan rek dem ba jeex ci terrain bi ngir mën a am ndam. Sur le terrain pour gagner les matchs et le reste aux dirigeants de faire. di fàttali nag ni Sénégal ni ki ëllëg samedi la fas yéene dem foofu ci Bissau amal fa nag ab séance d'entraînement bu ci jógee rek dimanche bu 16h jotee c'est la nag fas yéene laale ak ñi di waa Guinée Bissau bu ci amee ndam rek Sénégal kon day qualifié directement nag ci CAN bi nga xam ne foofu lañ sa Cameroun lañ ko amalee. beneen nag équipe bi nga xam ne bokk na ci groupe bi muy Congo moom waxtu wi am na tamit juróom-benn poñ ndax démb dafa daan ñi di waa Eswatini 2-0. ñu wax ci programme ak résultat wu ñetteelu journée bi. waaw ñetteelu journée bi nag jàppal ne ni ki tey lañ koy wëyal ëllëg nag lañ ko fas yéene ndax képp tey ci groupe A bi bu 19h jotee Mali dina ci laale ak équipe bi di Namibie bi groupe C bi nag 19h tamit Afrique du Sud ak Sao Tomé lay doon groupe E bi 19h Maroc mooy dalal ñii di waa Centrafrique ci groupe J bi nag Tunisie dina ci laale ak Tanzanie loolu bu 19h jotee lay doon 16h ci diggante nag Niger ak Éthiopie lay doon groupe L bi 16h tamit Nigéria mooy dalal ñii di waa Sierra Leone jàppale nag démb Algérie moom dafa daan ñii di waa Zimbabwe 3-1 daanaka même score lañ nemee ko ci diggante Burkina Faso ak ñii di waa Malawi Gabon moom dalal ñii di waa Gambie daan leen ñaax ci benn ni ko noonu tamit Côte d'Ivoire même score la daan ñii di waa Madagascar Ghana tamit daan ñii di waa Soudan 2-1 Cameroun moom dafa daan ñii di waa Mozambique 4-1 Ouganda moom moo daan ñii di waa Sud Soudan 1-0 Zambie daan ñii di waa Botswana 2-1. daanaka résultat yëpp day noonu la yanoo maanaa ñu ministre bi yor wàllu sport di Mactar Ba mu ngi continuer ba léegi di saxal ña muy dénk yi activité am ndax taxawal na fédération boxe ak golf.
waaw tey nag ci ngoon bu 16h jotee ci la nag fas yéene nag taxawal lu jëm ci wàllum fédération bureau bi nga xam ne moo ëmb fédération sénégalaise bu boxe ak discipline associée ni ki noonu tamit fédération sénégalaise bu golf jàppal ne sax fédération bu boxe moom kii di Modou Mamoun Sène moom moo ko jiite bu golf nag bay di añ ñoom ñi leen nag dinañ nag tey taxawal seen feuille de route ngir xool ban nag liggéey la ñu fas yéene am jëmale ko ci yooyu la structure fédérale ñu jeexalee ko rek lu jëm ci wàllum basketball fédération sénégalaise bi moom ci ab communiqué nag lay xamal ñi ay seen ay membres ne lu jëm nag ci wàllum date li jëmale woon ci réaffiliation club yi ak engagement yi dàq nañ ko nag ba mercredi bi ñu jëm di ñaar fukki fan ak juróom ci weeru novembre bu 17h jotee lépp nag jëm ci wàllum équipe yi nga xam ne ñoo nekk ci première division bi jàpp saison 2020 et 2021 jàppal ne tamit dinañ amal nag ab réunion ni ki ñaar fukki fan ak benn ci weeru novembre boobu la réunion nag ki ko fas yéene jiite di président fédération sénégalaise bu basketball di maître Babacar Ndiaye lu ñu ci war a waxtaane rek mooy lu jëm nag ci wàllum révision texte yi xoolaat tamit ay questions diverses jàppal ne tamit lu jëm ci wàllum saison basketball bi ni ki ñaari fan ci weerum janvier lañ ko fas yéene anam ci amal ci atum 2021 deuxième division bi nag juróom benn fan ci weerum février lañ koy amal kon Hadj Mansour fii la ñu ndax keppe lu jëm